Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Honorables invités, mesdames et messieurs, le Sénégal est un pays qui tend vers l'émergence économique et essaye tant bien que mal d'atteindre ses objectifs du millénaire pour le développement, notamment par le biais du levier économique et social. Le développement ou la croissance économique est un facteur important et un souci permanent des gouvernants dans tous les pays du monde. Toutefois, la réalisation d'un tel objectif passe par un progrès social et une amélioration continue des conditions de vie des populations. Aucun développement n'est possible sans la paix. Et la paix passe nécessairement par une politique inclusive de toutes les couches sociales et donc de la solidarité au plus haut niveau. La solidarité est ce trait d'union qui permet aux plus nantis de vivre en toute sécurité et aux plus démunis de se sentir protégés. L'islam, mieux que quelconque système, l'accorde une importance particulière et la donne plusieurs formes pour une meilleure efficience. La sadaqa, le waqf et la zakat sont les formes les plus connues de la solidarité agissante de l'islam. La sadaqa reste une donation volontaire, pas très codifiée, plutôt spontanée, mais salutaire. Le waqf, quant à lui, est très élaboré, mais malheureusement pas très ancré dans nos traditions de pratiques religieuses au Sénégal. La zakat, mesdames et messieurs, constitue le troisième pilier de l'islam, juste après la shahada et les 5 prières quotidiennes. Ceci pour montrer son importance, mais aussi l'échelle de valeur que la religion musulmane accorde à la solidarité. Toute la population sénégalaise gagnerait à mieux comprendre son esprit. Cette mission, ainsi que la vulgarisation du concept waqf, font partie des objectifs que s'est fixé les hommes et femmes membres de Hikma. Le samedi 23 avril 2011 a marqué le lancement officiel des activités de l'association. Depuis lors, des jalons ont été posés, des étapes franchies et des réalisations faites en collaboration avec nos partenaires connus ou anonymes. Dans le domaine de la santé, Hikma a permis à une jeune femme de 23 ans de se faire opérer pour retrouver sa mobilité à l'hôpital général de Grand Yoff. Et dans le domaine de l'éducation, Hikma a réussi, en partenariat avec des établissements de la place, à octroyer 7 bourses d'une valeur globale de 6 500 000 à des jeunes bacheliers n'ayant pas les moyens d'intégrer la formation de leur choix. Une telle action m'amène à adresser ici, devant l'assistance et en guise d'introduction pour le président, tous nos remerciements à l'endroit de ces entreprises qui ont compris et pratiquent la notion d'entreprise socialement responsable. Hikma a voulu, à travers cet acte, montrer qu'aucun investissement ne vaut celui fait sur la jeunesse. C'est la même qui devra diriger la génération future. Aujourd'hui, nous allons procéder à la distribution des zakats qu'on a reçus dans le Fonds de solidarité, qui est un compte ouvert dans les livres de la Banque islamique du Sénégal. L'innovation porte sur le retour à la philosophie de base et l'esprit originel de la zakat. 3 catégories recevront des sommes différentes. La première est constituée de personnes qui recevront chacun un capital qui lui permettra de commencer dignement une activité commerciale. La deuxième est un jeune à qui nous allons financer pour l'achat d'un outil de travail afin d'ouvrir son propre atelier. La dernière est une liste de personnes ou structures à qui nous allons remettre des sommes pour mieux faire face à leurs besoins. En somme, Hikma a posé 3 actes forts qui montrent le chemin et la voie qu'elle veut emprunter. Tout d'abord,
financer les soins de santé des démunis, voire construire des structures sanitaires sociales. Ensuite, financer, soutenir et orienter les jeunes élèves et étudiants qui n'ont pas les moyens nécessaires pour recommencer ou terminer leurs études dans de bonnes conditions. Là aussi, la construction d'établissements scolaires sociaux est envisagée. Enfin, distribuer convenablement, en respectant la philosophie de l'islam, les zakats que les uns et les autres ont bien voulu confier à Hikma à travers son fonds de solidarité. Je vous remercie de votre aimable attention. ñu ngi nuyu kilifa yi fi toog di leen sargal ci bis bi nag li ko tax a jug mooy bis la boo xam ni am na liggéey bu ñu tàmbali woon ñu bëgg a wane li nga xamante ni moom lañ ci defagun lépp nag li ko ëmb tey ndey ji muy dimbalante bi nga xam ni l'islam da ko fonk lool ba joxu ko rek benn façon waaye façon yu bare bari la ko jox ngir ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dénk lu bari ñu bañ a fàtte ñi nga xamante ni xëy na yàlla moo leen xañ kon tey bis la boo xam ni azaka moo ko moom li ci sëriñ Seexuna wax jàpp naa doy na li ñun rek li nga xamante ni moo ñu ci ñor mooy nit ñi fàttaliku caractère bi nga xam ni moom la azaka am ñu bañ a fàtte ni bu nit ki waxee ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah moo koy dugal ci lislaam waaye bu ca noppee ngir mu des ca nag dafa am yeneen yoo xamante ni da caa topp ba ca njëkk di julli juróomi waaye ba ca topp mooy joxe azaka ci ñi nga xamante ni azaka war na leen azaka jooju nag dafa am nu ko lislaam tërale dafa amit lu ca lislaam jublu loola nag donte nit ñaa ngi jox azaka ci réew mi waaye léeg-léeg jublin woowu ci lislaam am muy xeex ñàkk ak xeex ndóol léegi-léegi duñu ko ci am ndax xëy na defin wa ko lislaam bëgg ñu defee ko noona dañ ko du defee noona moo tax nag kon association bi jug ngir bëgg yooyu nga xamante ni moo ci am te état waroon koo def ni ko Serigne Cheikhouna waxe te xëy na amuñu état islamique waaye ay jullit a fi ne kon it nag jullit ñi ñoom it ñu war a organiser azaka ba nga xamante ni njariñ loolu ci lislaam bëggoon dinañ ko ci am ñu ciblé ñetti catégorie ba ñeent ci ñi nga xamante ne ñoom lañ fas yéene jox azaka ji catégorie bu njëkk bi mooy ñi nga xamante ni dañoo nekk di yëngutu ci commerce ak commerce bi nu mu mën di mel waaye xëy na capital bi nga xam ni moom la war a àndal amuñu ko bu ko defee ci li ñu yor ñu jël ci loo xam ni jàpp nañ ni nit ki war na cee mën a tàmbali ab liggéey ndax kat jàpp naa ni bokk na ci li l'islam tax mu def azaka mooy bëgg nit ki nga xamante ni dañ ko koy jox buñ ko joxee ba noppi at ma bu dellusee moom xëy na bu joxewul azaka yi du bokk ci ñi koy laaj kon boobu mooy catégorie bu njëkk bi ñaareelu catégorie bi mooy ndaw li nga xam ni moom dafa jàng liggéey jàng métier waaye jàng na métier ba noppi te xam ngeen ni Sénégal donte bu doon mécanicien nga def sax boo bëggee ubbi sa atelier il faut nga am ay matériel ak outil loolu ñu jàpp ni it kooku ku ko dimbali ba mu am loolu dimbali nga ko ba mu génn ci li ñàkk bu ko defee kooku mooy ñaareelu catégorie bi ñetteel bi nag mooy ni ko li sëñ Sam waxee léegi al fuqara wal masakin dafa yaatu kon it am na ñoo xamante ne xëy na ñu ngi fi ñoom it war nañ leen a dimbali jàppali leen bu ko defee mu amit structure yoo xam ni war nañ leen a jàppale ñi nga xam ne dañoo nekk ci éducation nga xam ni ñu nekk ci daara yi ñu nekk ci école yi nekk ci yeneen te ñooñu taxaw nekkal ñu fa ñooñu war nañ leen a jàppale war nañ leen a dimbali te loolu xaalisu asaka wan na ko kon ñii mooy ñi nga xam ni ñoom la ñu jàpp ni ñoom la ñu jox asaka yi nga xam moom la ñu dajale mu am nag lu ci dolliku muy li gën a wóor sax ci investissement li gën a wóor ci defar nit mooy former ko ba mu xam dara ndax jàng
mooy li war a jiitu ci doomu aadama waaye léeg-léeg kon xam ni réew bi demee léegi jàngit léeg-léeg dafay am lu muy laaj dafay laaj ay moyens dafay laaj xaalis muy études yu kii doog a gone gi doog a dugg école wala it ki nga xam ni dem na ba am bagam bëgg a jàngi bëgg a continuer jàngam yëpp di ay jafe-jafe yoo xam ni dañ koy jànkonteel ñun nag ñu ak collaboration ak yenn établissement yi nga xamante ñoo fi nekk te di def loolu ñu fexe ba ñu utal ñu lu tolloog juróom-ñaari bourse yoo xam ni ut nañu ay ndaw yoo xam ni gis nañu seen résultat te it jàpp nañ ni bu ñu leen ko joxee dinañ ci jàng waaye it dinañ ci liggéey l'islam bu ñu noppee ñu jox leen ko bourse yooyu fi ne bu ñu ko xaymaa mu ngi toll ci maanaam juróom-benn million ak genn wàll yoo xam ni jox nañ ko juróom-ñaari ndaw yoo xamante ni ñu ngi fi teew loolu nag dafay wane rek barab bi nga xam ni fa la ñu bëgg a teg fi ñu teg suñu tànk ak fi ñu bëgg a jëm waaye it yoon wi nga xam ni moom la ñu bëgg asaka ci boppam nga xam ni noonu la ko lislaam bëgg it ñu fexe ba loolu mu mën a nekk organisation asaka xëy na xekk ma rek mënu koo def ndax lu yaatu la waaye aw yoon la wu ñuy wane rek ngir mu nekk loo xam ni des na ci mën a roy kon daal ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ci teewaay yi di it sant bu baax a baax ki nga xamante ni moo doon conférence muy sëriñ Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud. kenn réerewul mbir li nga xamante ne bii moo leen tax a jóg muy ñu gën a dëgëral ak jàppalante ci lislaam te lislaam dogaloon ko bu yàgg rëddoon ko ak ni nga xamante ne noonu la fii ñu nekk di Sénégal xére ci wàllu diine ba tax na jërul ñuy waxati lim bi fi nekk ci ay jullit xam nañ ko bu yàgg donte du sensé sax ndax leema am juróom fukki at te ba ma xàmmee ba léegi maa ngi dégg ñuy wax naan jullit yi nii lañ toll ñeneen ñi ne lañ toll donte am na lu bari lu mën a firndeel ne lim boobu mënta taxaw fa mu taxaw ci ni suñuy doxalin ak suñuy ngëm demee su ma junjee loolu rek ñu bari dinañ xam la ma jubli ca loola beneen taxaw seetlu bi itam ci am solo gu mbir mi amee solo mooy kenn ku ne xam na xeru sénégalais yi ci ay yeesal ak ay fonk luy dëgëral seen diggante ak ay loo xamante ne bii dina gën a dëgëral seen gëm waaye li nga xamante mooy zaka di ponkub lislaam di ñetteelu ponkub lislaam donte sax am na ñuy werante naan bidda xasana mën naa am wala munta am loolu dugguma ci loolu waaye kenn ku ne gis na yu bari yuñ yeesal yuñ sos yu ñuy yëngatu te defe naa ne lii nga xam ne ab ponk la ponku lislaam te des gannaaw boo xam ne fii ci Sénégal kon ñun jullit yi war nañoo seetaat suñu bopp ndax sos lu bees loo xamante ne bii donte sax lu baax nga ci jublu wala xilaaf mën na ca am saytu li nga xamante ne ponk la ci ponk lislaam li loolu defe naa ne moo ko priorité kon Sénégal bari na lu ñuy jaawale ay priorité ndax lii mën naa ne du priorité ponk la rukun min arkaani islam des na fi gannaaw te am na yeneen yoo xamante ni màgg nañ fi law nañ fi donte sax ñooña lu baax lañ ci jublu mën nañ caa juum ñooy tëral seeni xalaat nañ ko gisee nañ ko bëggee lépp gannaawal li nga xamante ne bii mooy ñetteelu ponk te fu yàlla tuddee julli tudd na ko fa jaraloon na ki nga xam ne mooy Abu Bakar mu xeex ak ña nga xam ne ñoo ko tere ñoo ko bañoon a jox loola fii nag yaakaar naa ne jërul xeex ndax ay jullit la ñuy waxal ñu ko gëm kon problème bi fu mu nekk lan moo tax mbir moomu ñu gannaawal ko di fonk yeneen yoo xam ne donte yu baax la mën naa ne biddaa la boo xam ne ñii buñ ne xasana baax na ñeneen ne sax loolu amut waaye man loolu dugguma ci loolu li ma jubla wax rek mooy li ñuy jéem a yeesal ci lislaam di ko jéem a sos
te lu ci bari mu tegu ci ay xalaat lu ci bari tegu ci ci intérêt personnel wala donc ci intérêt communautaire bari na te mi ngi dox fekk na fàtte nañ benn ponk ci ponk yi moo tax may encouragé ñi nga xam ne ñoo jóg ci lii te jullit yépp war a taxaw jàppale leen ci ndax sos ñépp mënuñ ko defandoo bu kenn ne fekkiwu ma woon bu kenn ne yëgu ma woon feeñ na defe naa ne patrimoine la boo xamante bi li ñu nekk jullit yépp ñoo ko moom ñoo ko bokk kon ba tey des na ay gëstu yu bari yu xóot fi ñu yegg ñoom ak ñi ci nekk di jëriñoo seen xam-xam di yaatal di dajale ba nit ñi fekk leen fi tey de am na yu bari yoo xam ne bu ñu ko doon woote salle bi kenn du fi xaj dañuy abu salle annexe te yooya tax ñuy def loola donte lu baax la lii moo ko ëpp njëriñ lii moo ko ëpp importance kon ñu ngi leen encouragé bu baax te fas na yéene la ca keem sunu kattan di ci woo sama mbokk yi jullit yépp ñu jàppe ca noona ndax mbir mi barki démb am na lu ma doon waxtaan mag suñu xaari ma di ko ci wax ne ko day bu ñëpp defoon ne ñi mel ne yow day lu bari dinañ ko régler ndax lan kenn ku ne da ngaa war fa nga man nga jàppe fa tey seetlu priorité yi bañ a seet yoo xamante ne di du ma ne amul njariñ waaye ay xalaat rek la yoo xamante ne mboolem suñ kilifa yi fi nekkoon bind nañ ci wax nañ ci joxoñ nañu mais ñun ñoo seet la ñu intéressé ñu dundal ko fàtte li nga xam ne moo ëpp importance kon ñu war a góorgóorlu ci yooyu kenn du wax nag mbirum dama leen di bañ encore ngeen dugg foofu ba pare fàtte yeneen priorité kenn du fàtte ne yàlla dafa sell du nangu lu dul lu sell fii ci réew mi am na yu bari yoo xamante ne comme ni ma ko waxee fonk nañ ko am na yu bari yoo xamante ne dundal nañ ko am na loo xam ne fàtte nañ ko am na lu ñuy wax nag daruraat dëgg la ak daruraat tubixu al mahduraat waaye mënuñoo yëngu ci asaka te yënguwuñ ci li nga xamante ne mooy lislaam nan lay jëfandikoo koom-koom Sénégal réew moo xam ne nee nañ depuis ñeent fukki at wala nangam jullit yi mat nañ 95% téeméer boo jël juróom-ñeent fukki yi ak juróom ay jullit lañ loolu du changé ci liñ ko bëggee te tey ku yoroon sa xaalis bi ngeen di saytu ba war koo màggal comme ni ko sëñ Cheikhu naa waxee Abdul Wahab Wadud foo koy def Sénégal bu noog rébellion moo fi am mu neex mu naqari loolu moo fi am waaye solution am na ndax bu noog ñun bu ñu mënta am tam yeneen banque yoo xamante ne dañ fi mën a denc li ñu yor am na lu julli di ci àddina bi yépp déggoo ba wax nañ koy defale bu fekkee ne mënuñoo denc xaalis bi suñuy kër mënuñu ko denc suñuy coffre-fort te amaguñu fu ñu ko def muy banque islamique bu wér bu jëfandikoo l'islam am na lu ci boroom xam-xam yi wax mën nañ ko faa def waaye la nga xam ne moom lañ ca war a teg muy riba buñ leen ko bàyyee mën nañ ko jël dugal ko ci yoonu l'islam al masaari al xayriya ay liggéey bienfaisance kooku boroom xam-xam yu bari d'accord nañ ci loolu nag wanewut ne dañoo war a toog banque suñu wax waaye alhamdulilah rabbil alamin dinaa bëggal jullit yépp ci ne am na ci Sénégal ñu jóg ci ay tànk ba yàlla may na leen am nañ li nga xam ne mooy autorisation pour ubbi ay fenêtre islamique ak ubbi ay banque islamique ñi ngi ci comme ñooña ña koy dox digaluñ ma wax ñan lañ waaye loolu képp ku gëstu ci biir da nga xam ne loolu am na ci weer wi ñu génn kon ñu ngi sant yàlla di soññ ñeneen ñi ci pour ñu gën a
jëm ci li nga xam ne mooy gën a tax ñu mën a sàmm suñu diine. bokk na ci li ñu war a gën a góorgóorloo li sëñ Cheikhouna wax lu ñuy fexe ba def istismar xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy dajale tam jëm ci azaka ndax lépp bu ñu ko joxee tam toog wala lépp ñu joxe ko ci anam yooyu ndax ñi ngeen financé fii tey ci mu jëm ci ñu fexe ba ñoom ñu génn ci ba déwén bu ñu joxewut tam duñ laaj loola defe naa ne war nañ ko gën a yaatal ba am ñoo xam ne dinañ leen mën a financé waaye la leen financé duñ leen ko may te ñuy financé ba noppi itam ñu fexe nuñ leen toppee def du maye bopp rocc laa mi waaye déedéet jubbanti leen gàgganti leen saytu leen ba liñ leen jox ñu mën koo sàmm ca na sàmm gën a warew ñooña war nañoo fex xam ne am na ay jëflante yoo xam ne lislaam bugg ko liñ leen jox ngir lislaam waruñ ko jariñoo ca yoon yooya loolu parce que finance islamique du dara lu dul xam-xam bi fi ñëwoon fi wàcc ci alxuraan ak sunna mu am ñu ko boole ak xam-xamu àddina bi seet la nga xam ne moo ci mooy lislaam ñu jubbanti ko segg ko ba mu mën a dëppale lislaam ndax loola naa leen jox misaal li nga xam ne mooy tey ci wàllu mbay baay bi baat bi fàtte naa ko onze bi la salam ñëpp xam nañ ne salam buntu fiq yëpp jàng nañ ko ci soo gisee may wax lii tey du wanewu waaye damay wane rek ne kenn ku ci nekk war naa fexe ba wet ga nga féete donte la ngay def sa intérêt néewu ca itam te intérêt communauté bi intérêt dina ji ne ca nga jéem ca loo xamante ne bi mooy gën a dëgër loola ndax loolu tey jii salam ñu bari ci buntu fiq yi rek lañ ko gis di ko jàng maa ngi jéggulu ci kàddu yu gàtt yi te itam di leen ñu ànd ak yéen ci loolu kenn ku ne jàppe fa nga mane bu yàggee rek lépp na daje. ko nar a promouvoir dimbale tamit ñuy jox zakat ndax ñu gën ci ànd ak Pastef kon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen tànn di jégalu ci temps bu yàgg bi ñu leen fi téye di la ñaanal tamit ñi nga xam ne ñëpp jot nañu zakat bi yàlla dimbale leen ba ñu mën ko joxe déwén incha allah maa ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. teewaay bi nag bokk na ci teewaay yi nga xam ni moo ñu gën a neex man mi nga xam ni maay représenté banque islamique directeur général banque islamique Babacar Ndoye moo fi waroon a teew tey boo ngeen gisee ma yéex fee ñëw sax parce que moom ci boppam moo bëggoon a teewe bés bi ci la ma woo ne ma daal loo mënti def daal comme dama am benn teq-teq boo xam ne mënuma ko bañ mënuma fañ a teew dawal ma nga teewal ma ci bés bi loolu moo waral tey sama yéex a ñëw fii waaye li mooy bëgg a wax rek ci gàttal parce que mbir mi dafa xaw a doy waar parce que comme nee nañu étudiants yi dañuy wax sa salle bi du muy mën a sore damay xamal mbooloo mi rek ne man sama teewaay bi témoin laa ci lii ma fi fekk tey te incha allahu rabbi danaa ko jottali kilifa gi ba tax ni banque islamique li mu war a def yépp ci lii ma fekk fii parce que fu ñu tuddee zakat tey bu ñu ko tuddee ku ko tudd war nga xalaat lu jëm ci banque islamique du Sénégal ñun nag ci sunu volet am na volet social boo xam ni daanaa ñaan directeur général ci li nga xam ni moom la banque bi di prévoir at mu ne ñu jëm si seet nuñ ci yëngatoo ci mbir mi mu doon loo xam ni man lañ koy faral di dénk sax moo tax mu yebal ma fii maa ngi sant ñëpp di ñaan ñi fi teew yëpp yàlla defal leen sutura yàlla defal leen jàmm ci bés bi te ñuy ñaan rek yàlla may ñu ko fekk ko ay déwéni déwén di ko def mu gën a màgg ba ñu am sax yeneen bërëb yoo xam ne gën a yaatu yi ñu ngi ko fa def donc loolu laa amoon lu may wax dañ leen sant leen gërëm ngeen baal ma ci gàttal bi ak improvisation parce que teewu woon pour def discours waaye nag nii rek la mën a demee li ma mën a xamal mbooloo mi daal ne lii témoin laa ci lii ma fekk te danaa ko jottali kilifa gi incha allahu rabbi moom dana seet la nga xam ni war nañu ko ci mën a def mu def ko ci wasalaam